merci dañu retrouver jaajëfal leen yéen il est exactement 13h38 minutes jaajëfal rédaction bu télévision Futur Média nuyu bu baax jaajëfal it kii di Soxna Faty Diagne mi leen doon dégtal xibaar yi ci kàllaamay Kocc saa yu jeexee tiim li xew ci biir internet bi ñëw daal di gën a yaatal information sur le web voilà comme ni ko El Hadj Baye Cheikh di waxee jaajëfal it aussi internet yi téléspectateurs yi hashtag bi min ngeen ko Midi Plus la sunu net Facebook live YouTube live Instagram live la team au complet jaajëfal kii di Merry Beye Diouf nuyu la naka suba si. maa lay fay Ndiaye. tey nii nga def rek sa weex quoi. waaw tey dama def blanc xam nga dafa tàng. waaw soo tàngee nag da ngay bëgg di sol lu blanc. ok waaw parce que dafa c'est une couleur légère neutre. te dina ci expliquer. waaw dinaa ci expliquer te dina rek merci rek ci ñu yow xam nga mais non non day mel ni spécialiste oui voilà d'accord ok boo gisee ma def blanc c'est parce que nii dafa tàng yow noo dundee tàngaay bi. yow noo dundee tàngaay bi yow. nii laa nekk ak Merry Beye Diouf. noo dundee tàngaay bi. tàngaay bi ça va mais santal yàlla yow mi ne fii am na ñeneen ñi nekk ci yeneen dëkk yi fi ne nii. waaw parce que Youssou loolu la ma doon wax Tamba dafa jógee Tamba. daal di bronzé. donc di ci profité. du Tamba rek ay France ak fi mu ne nii. waaw mais moom bi non France moom gis naa leen ñoom instant yi moom beneen cas la moom. kooku moom beneen affaire la. waaye balaa maa jëm France rek suñu Sénégal Ndiaye gii rek. tàngaay gi mooy loolu mais en tout cas Ndiaye maa ngi lay nuyu. di nuyu aussi suñu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo à chaque fois di seetaan li xew ci biir internet bi ci heure bu baax bi. yéen a xam boo leen tiimee seen bool wala yor seen kaasu ataaya di diigal. ñun ñuy fii pour dicter leen information du web. waaw Timbool nag teel na moom 13h40 minutes moom ku fi añ. wala am na ñu war a ñun de suñu kër ñun 13h pile bool keng. bool tegu. loolu gis naa ko dégg mi ngi mel ni midi pile jamonoy midi pile. waaw ñun moom sama jamonoy pap ndeysaan dem si yàlla si moom 13h pile. añ bool bi day tegu ñëpp añ. non léegi de ñun xale jamono yi xale internet. léegi ay añ ba ay 4h 5h sax. mi ngi noonu. tey le 19 juillet 2022 tey nag bis ni tey nag am na lu ñuy fàttali mais surtout tey ci statut WhatsApp yi laa xëy rek gis ñëpp di fàttaliku génn àddina ku tedd gis Serigne Touba Khadimou Rassoul bis ni tey la woon. te dafa tombé ren dafa tombé quoi mardi. waaw c'était un mardi 19 juillet 1927. mu tombé waat aussi aujourd'hui un mardi 19 juillet 2022. 95 ans voilà 95 ans était rappelé à Dieu ki nga xamante ne moom moo di guide spirituel muy Cheikh Ahmadou Bamba. donc ba léegi mu nekk fàttaliku boo xamante ne ni nit ñi loolu moom mënuñu kaa fàtte mais surtout li affaire bi tombé mardi ak mardi bi. looloo xaw a yéeme daal waaw looloo spécial. yal na yàlla tax ci barkeel ku tedd ki amiin Serigne Touba Khadimou Rassoul bis ni tey ji la dëddu woon àddina. donc mu nekk loo xamante ni vraiment tey jii ci suba si la ko ñëpp di rappel xam nga rek. mbiri internet yeeg léegi. noonu la. gars yi dañuy connecté ba di fàttaliku yenn génn ko àddina saa su ne ñun ci émission bi dañ ciy ñëwaat. jaajëfal suñu mbokk murit yëpp xalaat bu baax sama sëriñ bi sëriñ Abou Mbacké ma nga bu Cheikh Saliou suñu kilifa la di ko jaajëfal tamit di ko yóbbante suñu nuyoo en attendant ñu xaar gars yi di gën di dugg. xam naa loolu la waaw. di ci profiter di ziaraale aussi sëñ Abo bi nekk Canada. waaw moom. yenn sëriñu murit. bu nekk Canada. waaw bu nekk Canada ak. Manel ak sama sëriñu bopp donc ñun moom ay taalibe lañ waaw. moom taalibe murit lañu. moom macha allah donc voilà. macha allah di si talal loxo waaw ñëpp di ñu ñaanalaale rek. am na solo bu ñu jógee tey bis ni tey tamit am na lu ñu fàttaliku woon de sunu defet ba. final ba moo tax loo ñaan yàlla rek. final ba. dina mujj de am final Coupe d'Afrique ba 19 juillet la woon. 2019 dina mës a jeex. Stade international du Caire. keroog. Algérie Sénégal la woon. Algérie Sénégal 1-0 bii bu gaaw bu rek. waaw mooy bii bu bis ni tey la woon xam naa gars yi ñu ngi naan si mais les années passent vite. entre temps organisé waat nañ fi Coupe d'Afrique ba Sénégal jël ko. waaw macha allah. wala lii rek. non déception bii. déception tristesse non xam nga déception bu ñëwee. yow da ngay foog ne bis boobu bisu ñàkk bu ñëwee da ngay foog ne bis boobu du mus a jeex. waaw donc mais dund nañ ko ba génn si. jour bii de donc. bon wax leen ñu ku ci nekk lu mu la fàttali bis bi. du nekk rappel bu neex nag mais wax leen ñu rek lan ngeen si. ngeen ko dundee woon. waaw xam nga. oui bii bu gaaw bi xam nga quelques. yow noo ko dundee woon yow. man de dama jaaxle ci stade bi mi ngi ma fekk ma toog. déet waay mais ba match bi jeex jóguma. toog rek jaaxle. ndax bii bee gaaw diggante bi ñuy def hymne national yeeg bi ñuy wut jëli suñuy place yi toog. dañuy avant ñoo toog rek bii bi ne tax dugg man fa laa glacé ba match bi jeex. loolu de mooy
mi ma fekk ci stade bi ma sedd bu ñu leen toog sotti fa laa glacé ba toog ba match bi jeex mënatuñu def dara yaram yi bàyyi xam nga loolu lay am. waaw loolu day am. bii bu matinal yaram sumeeku. oui bu lay jaar bii bu matinal la ñu dugaloon nii. voilà nii la rappel yi tey nii la ñu ubbee li xew ci biir internet bi buñ ci jógee ñu jàll ci information yi xam ne war naa dem nga. Aboubacar Ndaw nee na moom daa jooy jour boobu. waaw mais bari na ci ñu jooy bari na ci ñu jooy. miin ngeen hashtag bi continuer leen commentaire nous sommes sur Facebook live YouTube live Instagram live jaajëfal bu baax équipe digitale Adja mi nekk ci ginnaaw lancé tax ñu ngeen gis commentaire yi démb nag waxtaan nañ fi waxtaan bu am solo. internet yëpp bind ñu ci bari doon poser seen ay questions ñii doon wax seen xalaat ci émission bi ñenn ñi aussi dañuy poser ay questions comme que c'est une émission interactive. yu ci ëpp ci seen ay questions dañ koy répondre ak ay spécialistes. démb ñu ngi doon waxtaanee lu am solo mooy mbirum volet bi dinañ ci ñëw waaye dañuy wax sa mariage bi noo ci mujjee jox ñu compte rendu bi. demoon nga mariage. am na compte rendu mariage bi mais yaa demoon. waaw démb la woon kii bi rek mooy kii bi laabaan bi. waaw démb la woon. noonu la wax ñu mais wax ñu. waaw démb la woon donc je pense que nit ñi gis nañu ci vidéo yi xam nga donc ñu koy bës ak yooyu donc moom dafa dem ba jeex xam nga c'est-à-dire li ñu naan elle ne fait pas les choses à moitié. lii mooy Sénégal waaw moom commencé na ko mais daa dem ba jeex. mais dafa neex quoi xam lu tax mu neex. Sénégal ku nekk ngi seetaan lu la neex. ñii ñi ngi ci élection yi. campagne bi ñii ñi ngi ci réseaux sociaux yi ci suivre TikTok di suivre Nabou Dash ak mariage am. ak mariage mel ni série madame Bergane la. ah kon noonu man ma yaakaar Mbàkke la. déedéet madame Bergane d'ailleurs sax moom ci compte TikTok am daf ko changé def Nabou Dash Bergane. macha allah waaw jonge ba. jusqu'au bout heure ménage. waaw léegi ñu wax ci volet bi nag yi chose sérieuse. les choses sérieuses mooy alerte yi ñu doon def depuis démb. par la suite démb bi ñu ko waxee ci émission bi par la suite gis naa sax ay journalistes Alassane Samba Diop ainsi de suite ñëpp bind ci def ci ay tweets. gën a lancé waat alerte pour parents yi mais surtout autorités yi. ndaxte situation bi doy na waar ah. waaw ñun ñii sax suñu biir kër Chérif nee na daf si bëgg a def benn dossier parce que dafa nekk une situation alarmante il y a des tweets yoo xamante ne ñu ngi daal di génn kii di Alassane Samba. moom tamit nee na drogue la sous forme de comprimé. volé moom mu ngi nekk di décimer maanaam di yàq jeunesse bi nouvelle drogue boo xamante ne dafa am gaz hélium benn produit boo xamante ne dañ ko utiliser à la base en pâtisserie jaayee ko à 5000 francs si certaines boîtes de nuit. léegi nag comme ñun tamit du ñu wax te demuñu waxtaan ak. spécial ñu xamante ne c'est ay spécialistes seen xam-xam màcc na si loolu. wala lanceur d'alerte yi. voilà on est parti voir ki nga xamante ne moom moo di tonton Matar bu ONG Jampa mu daal di ñu si indil ay leeral parce que ñëpp xam nañ ne moom bu dara amee si jeunesse bi wala dara dafay daal di jóg nekk lanceur d'alerte nekk lanceur d'alerte plutôt donc ñu dégtal leen vidéo bi ñëwaat. acca. gis bu rëy la bu ñëw yokk ci njaxare njaboot gi mu di xeetu drogue bu bees bii nga xam ne mu ngi lëmbee réew mi particulièrement dans les rangs de la jeunesse ñu di ko wax ecstasy waaye nag bari na ay surnom am na ñu ko tuddee volet am na ñu ko tuddee la pilule du bonheur am na ñu ko tuddee les comprimés de la joie et li ko waral way kër docteur yi ràññee nañu ne que principe actif bi maanaam tooke bi amphétamine la amphétamine nag dafa mel ni adrénaline bi nga xam ne suñu borom moo ko def naturellement ci yaramu doomu aadama ñu di ko wax l'hormone de l'activité moo tax ñiy faral di jël comprimé yooyu xale yi dañuy jékki-jékki am une impression de déborder d'énergie mu di leen jox nag une fausse impression de pouvoir vaincre la fatigue le sommeil et la faim moo tax ñaareel nag boo leen xoolee ñi nga xam ne dañu dem ba xaabaabal ci ba nekk des accros ñaaree dañuy wow koŋ ndax du ñu nangoo lekk moo tax ñoom seen bopp ñoo koy tuddee les comprimés coupe-faim alors léegi nag jot na état bi taxawu ci ni mu ci taxawoon en 2015 ci musiba boobu ñu doon jaay ci buntu école yi te tuddee ko Jakarta c'est la fameuse dosette alcoolisée te Jamra dénoncé woon ko fi ba président de la République mettre ñoon ñi en rapport avec le ministre du commerce ba mu génn benn arrêté en date du 18 septembre 2015 ñu daal di interdire sur l'étendue du territoire national lépp luy Jakarta salañ-salañ ak namp bi jot na nag état bi jóg ci ecstasy bi ndax mu ngi def ay dégâts yu rëy rëy foo ko natt weesu na ko rek au niveau de la jeunesse. gis bu rëy la bu ñëw.
voilà Mame Matar Gueye di bu ONG Jamra doon wax lancer alerte comme ni ñu ko doon defee démb ak ay internautes actuellement balaa autorités yi di ci jël dogal mais surtout li ñu ci jublu mooy autorités yi jël ci dogal ci drogue boobu ñu duppee volet wax nañ la ñaari différence la ñu wax. dafa am ñuy def comme tàngal bi noonu. am boo xamante ni mooy def ci boîte de nuit yi ñuy ëff. voilà parce que xam nga yaay bàyyi ma xam nga xale yi dañuy bëgg bonbon. donc dañu yaa fi nekk di décortiquer. dañuy tourner affaire yi de sorte que ça soit attirant pour xale yi. jeunes yi sax laay wax ndax parce que ñoom dañ koy passante seen bi yaa ngi dégg démb benn internaute daal dina wax ne que ne gis na benn xaritam jënd ko waaye xamul woon lu mu doon daf foogoon ne bonbon la wala dara mais bu dee boîte. c'est sous une autre forme de consommation lañ koy daal di def mais dans tous les cas il faut qu'on sauve cette jeunesse là il faut que ñu dimbali leen parce que lii nii dina mën a yàq day yàq seen àddina en fait. donc wareef la ñu lancer benn alarme su ko defee. autorités yi jóg si te kii nga xamante ne moom moo di tonton Matar moom tamit dafa bokk ci lanceur d'alerte yi donc mënuñu wax te demuñu jëli ji kàddoom du si ñàkk nag xëy na bu ñu gisee aussi spécialiste des drogues. am na ku ñu ne dans ce cas une vaste campagne de sensibilisation doit être initiée pour sauver la jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. effectivement et il a parfaitement raison. gis na ils savent pas le danger qui les guette. J'ai regardé une émission sur les bonbonnes qui peuvent te rendre tétraplégique. Les comprimés peuvent provoquer un arrêt cardiaque rapide ainsi de suite. bari na ci ay commentaires il faut ñu xam ne que ne ils mettent leur vie en danger comme ni mu ko waxee mën nga am arrêt cardiaque dee ci noonu. te kenn du la mën a sauver parce que kenn du xam ndax loolu nga jël ou pas. voilà donc baax na ci ñu alerter et surtout message yu internet yu bare ci drogue boobu ñu duppee volet fi ne nii nag dafa xew moo tax ñu nit comme que. suñu rôle mooy alerter sensibiliser baax na dafa bokk fi mu ne nii ci li xew ci internet bokk na ci commentaire yi gën a am solo fi mu ne nii ci réseaux sociaux yi buñ ci jógee ñu jàll ci campagne électorale bi mais temps yi nag xaw na saf nag ci ñu naa démb suñu oto bi dañ ko toj waaw vidéo yi ñu koy partagé image yi ñu ngi koy partagé depuis si suba ci statut waaw bon gars yi seen liggéey rek la ñuy def waaw nañu en fait nañu def la part des choses rek dafa am ñi nga xamante ne ñoom seen liggéey ñoo leen fa indi mooy journaliste yi en général ak ñi nga xamante ne ñoom dañuy def seen campagne électorale et bi ñuy door campagne bi dañu ne pas de violence aussi ça concerne aussi la violence envers les journalistes moo xam bu TFM moo xam bu beneen média RTS Sen TV wala keneen ak keneen donc xanaa ñuy gën a ñaax nit ñi rek pour ñu def attention te xam ne ne lii moom dafa ñaaw HLM waaw lii moom daa ñaaw HLM la xewee kenn ku romb rek ñu ne dafa daal di sànni auto TFM démb mais suñu reporter yi heureusement dara jotu leen chauffeur bi pareil donc oto bi lañ yàq ni image bu doy waar boo xamante ni soxla wuñ ko gis ci Sénégal mu nekk loo xamante ni non mu nekk lu doy waar loo xamante ni aussi gis ngeen ko comme ni ngeen koy gisee ci image yi période campagne bi te pourtant suñu reporter yi groupe Futurs Médias mi ngi ciy def liggéey bu am solo waaye xam naa ñi nga xamante ni yàq moo leen tax a jóg moom doo xam ban idée moo nekk ci seen bopp en tout cas di masawu groupe Futurs Médias pendant ce temps ki sos groupe Futurs Médias moom ma ngay am ay ndam fële ca démb rek ci lundi bi altine ca Espagne jox nañ ko ab prix bu am solo di Youssou Ndour gis naa ci réseaux sociaux yi moom ci boppam def na ko ci compte officiel am prix bu am solo boo xamante ne amati na ko mu nekk loo xamante ne en tout cas mbégte sénégalais yi la yàgg na représenté Sénégal mais représenté waat na Sénégal ci prix bi nga xam ne am na ko fële ca Espagne. yaay di ko wax encore un autre prix je pense que fu mu ne nii macha allah rek lañ siy mën a teg donc moom di Youssou Ndour hier lundi 18 juillet fële sa Cartagena en Espagne dañ ko remettre le prix de la mère des musiques donc. mu nekk benn prix boo xamante ne aussi ay africain ak aussi ay doomu sénégalais daal dinañ ci musa jot am na Salif Keita am na Cheikh Lo Oumou Sangaré ñoom ñëpp ku ci nekk musoon nga ko jot mais ren ji Youssou Ndour moom la ñu annoncé woon en 2020 que ne moom moo gagné prix bi donc à cause de la pandémie affaire bi festival bi jotul woon am mais prix bi daal dina si jot donc mu nekk une fierté non seulement pour le groupe GFM mais aussi je pense pour toute la musique sénégalaise et pour tout le peuple sénégalais parce que drapeau Sénégal la ñuy yëkkatiwaat. am na solo am na ci ab extrait gis nga ko saal baa ngi noonu weex tàll démb la woon fële ca Espagne actuellement ni mi ngi ci tournée européenne bu am solo ñu dégte leen ko vite fee ñëwaat.
macha allah doo xam sax loo koy wax ci ñaanal ko rek gudd fan ak wér moom Youssou Ndour macha allah vraiment encore une fois drapeau Sénégal amati na ndam ca bitim réew gis ngeen saal bi macha allah weex tal ay tubaab rek nekk fa dañuy bëgg ni yàlla guddal fanam jaajëf en tout cas jaajëfal groupe Super Étoile la buñ ci jógee wax nga ci Youssou Ndour wax nga ci lu ne fi ne nii mairie te na nga ni sànq rek sa sañse bi dama lire léegi benn commentaire waa ji ndaw si naan Youssou mairie sa blanc baax na ma ne te mi ngi ciy commentaire moom du ko simple en sobriété moom du ko def. moi je suis sobre. arrête. loolu nga koy wax téléspectateurs yi internautes yi. sobre ñëpp laa koy wax xaar leen ay photos. mais ñi ma xam sax xam nañ ko. léegi yaa ngi mel ni politicien bi bind ne sama doom laay maye tey ci jeudi la. waaw en toute sobriété en toute sobriété. ba pare posté ko Facebook. waaw moom la internet yi jël nag daal di ne moom dafay maye ne en toute sobriété. yàlla ci ba pare affiché ko ci Facebook bi moom kii la Mansour Faye la. bu Saint-Louis. waaw moom la waaw mairie yaay yoole Mansour Faye. non yoole wu ko internet yi ñoo ko yoole nag ñoom ñooy partagé moom boole kenn. sama paa la de. waaw gis nga non ñun ñëpp suñu paa la ñu ngi koy nuyuwaale mais bon comme en sobriété la rek xam naa dafa bañoon def message groupé. yooyu day metti mu yëgal ko yëpp waa par Facebook. mais yëgal leen ne aussi c'est par sobriété. ok donc information bi rek la leen bëgg a jàllale quoi ngeen xam ko rek. xam ngeen ko mais sobriété maanaam defuma dara. moom nga feelu nii nag. voilà noonu la. nga sol lu weex ñu ne la rafet na nga ni defoo dara. defuma dara waaw defuma dara damay jéem rek. non xale 2.0 yi ak internet yi da ngay ree ba tas daal lu ne rek ngay gis ci réseaux sociaux yi ak internet moo tax WhatsApp bi ne indi lu bees. waaw nee nañ bëgg a dugal vocal léegi ci statut. foofu moom def naa nag boobu moom. WhatsApp bu mu dugal moom damay génn boobu man maay génn WhatsApp dootuma nekk WhatsApp. mais parce lu que garaaw dama ko loolu bokk ak ñenn nit ñi genre may mun a bàyyi ñoom mag yeeg Khadija ak. mais WhatsApp lan la décidé Asi ñu ne vocal daf ko bëgg a dugal ci biir statut. ñoom daal nee nañu xam nga depuis il y a 2 semaines avant tabaski bi ñu ngi leen di wax à chaque fois que ne Instagram WhatsApp ku ci nekk yaa ngi indi lu bees. WhatsApp nag indi na fi emoji réaction emoji. léegi nag nee na dafa bëgg a def li nga xamante ne moom moo di possibilité nit ñi di vocal par statut. du remplacer vocal vidéo yi c'est-à-dire liñ fi jot a am. moom laa nekk di xool nii ba xam na am nañu ko commencé. mais moom li mu bëgg a yokk mooy di vocal par statut. mais loolu dina yéeme de. boobaa moom waxuma la maire yi waxuma la paa yi. maire yi rek laa ci xalaat nag. déjà ci groupe bi rek. vocal non du mën a nekk sama xeetu yaay gi. non 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 lii ñu war a def pétition rek teel a annoncé waa WhatsApp ne lii moom buñ ci dugg. non 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 message audio yi déjà buñ ko yokkee. cherche à aller toujours plus loin de. non non jaru ko fii moom ñaan leen nañ ko rek mën ngeen ko stop fii. ñoom baax ñoom tamit ñu ne leen baax na rek ñu bëgg doon. waaw noonu la ñoom dañu bëgg ëppal. xam naa ñoom li ñu war a def defuñu ko ñoom nañu lijjanti côté Facebook beeg yeneen audio yi foofu. mais WhatsApp moom vraiment baax na nii ñoom lañu lijjanti rek naka la ñuy génnee groupe sans que ñu xam ko. voilà lu bees lu WhatsApp nas
moom la ñuy waxtaanee nii xam naa pour maire yi gën a comprendre. WhatsApp daal dafa nas ne seen audio yi ngeen doon daf ko bëgg a def noo xamante ne di ngeen ko mën di def statut. di def statut. waaye comme ça ñëpp di dégg. waaye am na possibilité statut yi ñi mën a xool ñi mënul xool ñi mën a gis. ba léegi waaw ñu mën a gis ñi mën a bloqué loolu yëpp am na mais daal. mais lu bees la loo xamante ne daal xam naa du arrangé ñenn ñi daal. non déedéet man mii sama xeet. lii xam naa pour maire yi paa yi la ñu ko réguler waale. mais déedéet ñun si xalaat bi mais même si jeunes yi am naa si ay xeetu xarit yoo xamante ne mën na la vocalal 5 minutes. sans problème. waaw yow da ngay déglu vocal bi di def leneen mais yow 5 minutes non stop. mais am na possibilité booy déglu vocal bi nga changé. waaw def accéléré tout ça maanaam vocal bu guddee nga def ko x1 x2. yooyu yëpp c'est possible mu gaaw comme ça nga comprendre rek. mais daal ni la léegi affaire yi day gaaw. taf en un temps record comme ni ñu leen di dégtal ci émission bi lu xew ci biir internet. en un temps record sëriñ mu nee na moom loolu bu amee mu quitté Sénégal. gars yi dootuñu am temps xale yi dañoo yàkkamti léegi ni mag ñi naan xale yi léegi amatuñu benn jotu kenn léegi vite fait nga leen di message sax quelques secondes rek la fi jamono toll la ndax réseaux sociaux yeeg internet yi information yi day bari ba doo xam doo ko mën a décortiquer ban moo ci bu baax ban moo ci bu bon démb d'ailleurs am na benn internet bu ñu posé question nan la ñuy xamee image bu baaxul ci vérification yi te pourtant dañ koy waxtaane saa su ne ci émission bi fausse image nuñ koy identifier xool ba xam ndax image bi baax na wala baaxul saa su ne ñu ñëw ci mais mairie pourquoi pas la répétition est pédagogique mën nañ ci ñëwaat pédagogique wax nga ko démb ñu ko doon waxee li nga xamante ne moom moo di fact checking nag am na si plusieurs manières boo xamante ne mën nga ko defee am na boo xamante ne démb waxoon naa leen ko moom moo di par exemple boo leen demee bu Google ngeen jël image bi ngeen coller ko si barre de recherche bi mu daal di leen génneel image bi dëgg fan lañ ko utiliser am na tamit ay application yoo xamante ne boo leen ko amee mën ngeen def li nga xamante ne moom moo di fact checking bi comme Tineye TINEYE donc foofu tamit da ngay jël photo bi nga upload ko coller ko foofu mu daal di la génneel moom tamit historique u image bi yépp waaw comme ni voilà mën nañ ko dugal Google directement pour Google mooy li ma doon wax sànq Google bi da ngay dugal def texte bi parce que j'aime bien booy expliquer comme nii gars yi di mën di xoolaale mën ko voilà donc da ngay jël copier URL bi bu dee image bi mënoo ko yor ne nga copier URL image bi nga daal di ko coller comme ni ñu koy wanee ci baaru Google bi su ko defee moom dina la génneel historique image bi yépp fan lañ ko utiliser fan la mus a nekk ak yooyu sinon bu dee Google doyu la mën nga dem comme application bi ma wax muy Tineye site la plutôt Tineye TINEYE.com boobu tamit boo fa demee benn kii la bu bleu blanc nii donc da ngay jël image bi nga copier ko comme ni nga koy gis nii nga coller ko fi ñu bind upload maanaam upload moom mooy voilà télécharger su ko defee moom dina la génneel image bi bu dee amoo image bi nga jël copier URL image bi nga def ko nga coller ko ci deuxième barre bi ñuy wane noonu su ko defee moom tamit dina lay génneel à chaque fois image bi historique am fan lañ ko créer fan lañ ko jëkk utiliser tout ça. yu gën a simple. c'est ça Veracity am na. Veracity am na ñu ci yor iPhone yi mën nañ ko gis vite fait. loolu la ñu télécharger ko daal parce que léegi il y a des applications ci Apple Store wala Play Store yoo xamante ne mën nga ko utiliser mën nga ko télécharger directement day am nag ñoo xamante ne duñu leen wóolu torop ndax dañuy naan est-ce que du ay robot yu jël say données donc boo ko wóoluwul nga dem en ligne comme ni ngeen ko gisee Google wala Tineye.com ngeen daal di def comme ni ñu leen ko waxee mu daal di nekk benn fact checking ça vous prend même pas 5 minutes c'est rapide. Ouais donc et le temps de vérifier. baax na ci parfois nga gis benn image boo xamante ni am ngeen ci ay doute ngeen vérifier ko dina leen expliquer exactement grâce à plateforme yenn ci outils yi ñu leen jox Veracity nañ ci ñëwaat ak yeneen i outils yoo xamante ni dina leen permettre ngeen am ko pourquoi pas seen téléphone portable boo leen gisee image boo leen douter rek ngeen dugal vérifier baax na image cachée démb dafa compliqué woon ndaxte internet yi tamit dañ leen war a jox indice nag am leen possibilité ngeen wanaat leen image cachée bi jaajëfal jili CSB doo ko tàggatoo jox leen dig daje ba suba mais wanaat leen image cachée bi dañ ko fi bàyyi ndaxte dafa mel dafa saf dafa saf non bàyyi ma jox leen benn indice rek bul joxe benn indice bàyyi ma jox leen indice nii yërëm naa leen de bàyyil nii ñu xool wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi fii su ma ko trouvé wul ma jox la indice Facebook live YouTube live Instagram live commentaire yi équipe digitale baa ngi ci ginnaaw gis nañ message yëpp kër yi gis nañ leen message yu internautes yi gis nañ leen Maguette Diouf merci beaucoup jaajëfal nañ leen bu baax a baax jaajëfal Pape Gueye gis nañ message yi envoyé leen seen réponse ngeen am possibilité jox leen ci loo yi nga xam ne jili CSB moo koy mayee internautes yi c'est pour vous wax nañ ko démb dafa am yoo xamante ni téléphone portable yi leen may la am ñoo xamante ni loo yi la amul téléphone amul dara mais ay gadget ngi ci biir yoo xamante ni yu am solo la
chargeur photo voilà pourquoi pas Jili CSB ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi sponsor officiel ci émission li xew ci biir internet bi am na yeneen boutique diggante Gueule Tapée ak Colobane ak yeneen boutique yoo xam ni techno la pourquoi pas ñuy choisir ci image cachée bi moom nañ ci choisir ñaar wala kenn mu dem ci Jili CSB jëli téléphone portable xanaa loolu neex bii comme bii métti na bii moom saf na bii moom téléphone portable la ñuy teg jeex na waaw comme bii saf na xool leen gis naa ay Abdoulaye Wade gis naa c'est Abdou Diouf oui Ahmed Aïdara depuis Ahmed Aïdara la ñuy wax mais du Ahmed xool leen Aïdara image bu baax du Ahmed Aïdara du Abdou Diouf donc laa mën a yeb xool leen vérifier envoyé leen ñu message ci suñu chaîne YouTube même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité dem ci replay bi seetaan ko ci chaîne YouTube bi ngir joxe seen bonne réponse xanaa waxtu wi jot na 14h jot na wax nañ ko temps record ñun vite fait on vous donne l'information récupérer leen ko jox leen bien fait daal di leen jox information yi donc di leen jox dig daje demain incha allah mercredi ci beneen numéro lu xew ci biir internet bi en attendant comme d'habitude comme je vous le dis rek dafa tàng hydratez-vous naan leen bàyyi leen jus yi te ngeen naan ci ndox gi. leen jus la lu tax nga ñuy digal ñi dañuy naan jus mu nekk mais non parce que nit ñi boo leen ne hydratez-vous dañuy foog ne bu ñu naan jus ñu ngi naan. non jus du remplacer ndox. ngeen naan jus mais privilégier l'eau. donc ñu wàññi jus yi rek. waaw wàññi leen jus yi wàññi glace bi te di naan ndox. j'espère que njóobee di dégg juju jaajëfal réalisateur wala réalisation mi équipe bi nekkoon ci ginnaaw jaajëfal équipe digitale bi aussi ñoom Adja ak ñoom Magui ak ñoom Pape Jean jaajëfal ñi nga xamante ni aussi ñooy jàpp ci.